leen dalal ci ITV tey nag ñu ñëw amal waxtaan bu yaa ak ki nga xamante ne mooy chef service des maladies infectieuses et tropicales bi hôpital Fann mu doon service boo xamante ne bi coronavirus duggee Sénégal ba tey ñu ngi koy waxtaanee ki ko jiite di professeur Moussa Seydi dalal ñu fii tey professeur ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu Adama maa ngi nuyu aussi waa E-Media di leen sant ci seen teewaay fii di ñu permettre ñu mën a sensibiliser aussi population bi ci feebar bi nga xam ne mu ngi jaaxal ñëpp fi mu ne nii. 2 mars bii ñu weesu la ñu daal di confirmer ne am na benn cas coronavirus fii ci Sénégal ñu teg ci moins d'une semaine ci vendredi bi ñu ni xamal ñu ne waa ji wér na dañu bëgg a xam traitement bi nan la demee. waaw traitement bi jafewuloon comme ni ma ko waxee infection ak coronavirus mun na reyaate loolu moom dëgg la. mais cas yu grave yi 20% la ñun nag cas bi ñu amoon cas bu simple la du woon cas bu grave kon faj bi jafewuloon faj bi lu mu basé woon rek selon moom li mu soxla rek lañ doon xool li ñu war a def ñu def ko donc faj bi jafewuloon ci kaam li amoon solo rek mooy niñ ko war a toppatoo def ko ci anam bi nga xam ne keneen du am feebar bi ci suñu hôpital loolu nag dafay laaj ay jumtuwaay yu am importance par exemple lu ñuy wax équipement de protection pour jox benn exemple gis nga nit ñi ni ñuy solo mel ni ay cosmonaute ak yooyu parce que ñun suñu amee feebar bi mun nañ yóbbu feebar bi ci biir dëkk bi am aussi procédure ak protocole boo xam ne moom la ñuy suivre am na yoon bu ñuy jaar duñ dellu gannaaw am na fu ñu war a génnee à chaque étape am na lu ñu war a def te lépp lu ñuy def sax dañuy ànd ak service d'hygiène donc lii ànd ak faj bi yëpp protocole yeeg procédure yeeg équipement bi loolu moo xëy na jafe moo tax malade bu nekk énergie bu bëri lay jël temps bu bëri lay jël mais su fekkee cas bu simple la faj bi en tant que tel amul complication traitement symptomatique la lu malade bi yëg rek selon lu muy yëg lañ koy defal même su grawee sa loolu la parce que soo gisee nit ki nekk ku soxla am machine di ko nooyee fekk mënatul nooyi moo tax ñuy branché ko par exemple machine muy nooyi am na ñoo xam suñ soxlaa oxygène lañ leen di defal li nga war a def loolu nag soo ko deful malade bi mun na faatu moo tax faj bi am solo parce que traitement symptomatique bi soo ko deful malade bi moom bakkanam mën na ci xëj waaye kii moom du woon cas bu grave amul woon benn risque ñun xaaruñu woon leneen lu dul mu wér amul woon leneen lu ñuy xaar amul woon leneen lu ñuy tiit te di profité rek pour jaajëfal presse bi wax ju rafet ju ñu wax mais comme li ma wax rek dama ko jàpp ne dañu bëgg a encourager ci suñuy liggéey waaye defuñ dara loo xam ne lu extraordinaire la daal par rapport ak fajum cas bi. xëy na li tax ñu yaakaaroon ne faj bi war na mën a compliqué si diir gi malade gi wéree la moo tax parce que lundi lañ déclaré ne confirmé na ne dafa am coronavirus ñu andi ko fii vendredi ñu ne wér na looloo tax xëy na ñu yaakaar ne traitement bi waroon na gën a mën a compliqué que ça. déedéet parce que en règle générale malade bi fukki fan lay def mu wér li gën a bëri kii wér na si une semaine sant suñu borom. am na cas yoo xam ne dina gën a gaaw wér am yoo xam ne dina gën a yéex a wér waaye amuloon dara jeune la woon xale la woon donc jeunes yi li ñuy def complication bëriwul 0,2% des cas te amuloon beneen feebar aussi bu mu àndoon te malade aussi bu discipliné la loo ko wax mu def di respecter prescription bi malade bu yomba toppatoo daal donc amul dara daal loo xam ne ñun tiitoon nañ ko ci kaawam. d'accord si wàllum prise en charge bi yéen jafe-jafe ngeen jànkonteel yéen personnel soignant bi. non. jafe-jafe non amu ci benn jafe-jafe parce que équipement yi ñu soxla pour faj ko am nañ ko donc personnel bi c'est un personnel très bien entraîné pour faj feebar yu gën a grave yi yu gën a jafe yi et puis moom it jàpp na ci faj bi waaw lu ñu ko wax mu def fu ñu ko jaarale mu jaar donc amuñ ci benn jafe-jafe et puis amoon nañ un déficit de personnel mais recruter nañu ñetti nit ñoo xam ne ñu ngi commencé nañ di liggéey ak ñun en fait ñu ngi fi woon sax ak ñun waaye nag seen liggéey dafa pare woon ñu naroon leen libérer mais ministère de la santé jël na leen ñu nekk fi di liggéey ak ñun donc amuñu vraiment benn jafe-jafe par rapport à ce premier cas. bu fekkee yeneen ñetti cas yi nga xamante la ñoo fi des te ñu ngi fii di faju est-ce que méthode de traitement bi ngeen utiliser ci kële est-ce que moom ngeen utiliser ci ñeneen ñi. déedéet malade bu nekk ak fajam parce que malade bu nekk ak li nga soxla. malade bu nekk ak li nga soxla te duñ defal malade loo xam ne soxlawu ko duñ nekk fii di defal malade ay traitement yoo xam ne amalu ko njëriñ déedéet li mu soxla rek lañ koy defal donc yeneen malade yi fi nekk ak ki fi jóge seen faj amul dara lu leen nuróole daanaka parce que cas yëpp cas yu wuute la xam nga wax naa la am na kenn ki am na juróom-ñett fukki at kenn ki am na juróom-benn fukki at ak juróom-ñett te it am nañ yeneen feebar yu ñu indaale donc ñooñu xam nga mënuñ leen toppatoo
même manière que keneen ki nga xam ne moom it jeune la waaw loolu mënul nekk ku nekk daal ak li nga soxla rek lañ lay faj mais lépp mu ngi jaar yoon waaw ñu doon gën a xaw a am tiitaange mooy mag ñi mais ñoom ñu ngi tane bu baax a baax waaw macha allah ñu ngi tane baax a baax amul dara moment bi may wax ak ni amul dara luy tax ñuy am lu ñuy ragal si seen i feebar. waaw si loolu sax parce que dama bëggoon xam ba xam du kenn si ñoom koo xamante dafa présenter ay symptômes sévères. non non c'est pas des symptômes sévères am nañ ay signes gars yoo xam ne voilà jar nañu hospitaliser leen toppatoo leen mais c'est pas des signes sévères dans le sens que soxlawul ñu di wut ay machine di leen respirer loo ay machine ñu ngi nooyi ak seen i bopp ñu ngi nooyi normalement donc traitement yi ñu leen di defal du traitement yu compliqué traitement yu simple la te feebar yi ñu àndale it ñu ngi koy contrôler ñu ngi leen di suivre amul benn problème bu si am. mais bu fekkee koo xamante dañ ko faj bañ ne wér na est-ce que kooku dafay présenter toujours un danger pour son entourage. déedéet suñu ne wér na moom mënatul présenter un danger pour son entourage à moins que mu amaat feebar bi mais est-ce que nit ki mun na wér amaat feebar bi loolu xamaguñ si dara. waaw loolu ñu ngi si gëstu waaw ñu ngi si gëstu mais gëstu yi woneegu si dara donc am na waaye nag li ëpp si maladie infectieuse su ko nit amee su wéree du ko mun a amaat li si ëpp am na yoo xam ne nag su ko nit ki amee même su wéree mun na ko amaat lu mel ni tétanos nit ki mun na ko am wér amaat ko mais lu mel ni rougeole par exemple ku ko am soo wéree dootoo ko amaat. mën nañ xam si wàllum coronavirus c'est vrai peut-être ñi ñàkk seen bakkan ak ñi limu ñi nga xamante ne ñoo infecté moom la ñuy gën a fësal que ñi nga xamante ne ñooy wër léegi suñ doon xayma taux de létalité bi lan lay doon selon vous. waaw xam nga taux de létalité bi dafa dépendre si lu bëri globalement entre 2 et 3% la waaye su nekkee xale par exemple moins de 15 ans c'est 0%. ñi am 15 ans 0 ba 15 ans kenn faatoogul ci feebar bi da ñoom ñëpp ñu ngi wér amuñ complication ba 40 ans 0,2% par exemple yaa ngi dégg waaye soo jëlee ñi nga xam ne dépassé nañ âge boobu mais taux bi mun na rëy donc ça dépend aussi ci ban condition ñi nga xam ne dañuy soxla machine pour nooyi ñooñu presque 50% dañuy faatu ci feebar bi donc dafa am ci lu bëri lu mu dépendre globalement daal c'est entre 2 et 3% mais selon âge bi selon yan signe lañ présenté bu ñuy dugg ci hôpital selon yan faj lañ leen defal ak loolu yëpp taux bi mun na varier donc globalement ñiy wér daal ñu jàpp ci li gàtt daal te mu nit ñi war ko jàpp mooy ñi wër mooy ëpp ñuy faatu soo xoolee en Chine ñaata ñoo ko am ak ñaata ñoo ko faatu ak en dehors de la Chine nga xam ne ñiy wër mooy ëpp ñuy faatu donc faatu bi xëy na dafa fasul voilà loolu la kon nit faatu ci wala moo am ci complication kooku du règle bi moo nit ki wér loolu mooy la règle donc li ñu war a def mooy fexe nit ñi faj leen correctement ni ñu ko leen war a fajee ba mu wér fexe kenn bañ am infection si ñi koy faj wala ci hôpital bi mu bañ a jóge ci hôpital bi dugg ci biir. te yéen jëloon ngeen seen matuwaay yooyu yëpp. ñun suñu matuwaay moom yàgg nañ ko jël dañ ko mos di jël parce que lii du lu ñu jaaxal ñun. lii lu ko gën a grave foofu ñu ngi koy faj te duñ ko wax duñ ko dégg waaw maa ngi fi doon wax ci conseil présidentiel fièvre hémorragique Crimée-Congo fièvre de la vallée du Rift yooyu moo gën a grave te ñu faj nañ ko fi mais déggu leen ko yëgu leen ko parce que ngeen am information bi moment boobu amuloon solo pour yéen waaye bii dafa am importance pour ñu mun a wax askan bi naka la ñuy def pour fagaroo moytu feebar bi donc lii yëpp may wax mooy les faits man sama liggéey mooy faj maladie je suis un scientifique lépp lu may wax dama ko war a teg fu wóor waaye loolu yëpp bu ko nit jëlee leneen lu dul ci fànn boobu waaye nag su fekkee nag li may wax ñiy wër moo gën a bëri ñuy faatu bi demeewul noonu ñu ngi négliger feebar bi loolu dina indi musiba bu rëy a rëy kooku dama bëgg aussi mu leer naññ ci bopp nit ñi feebar bi lu mu simple nii suñ ko négliger naan parce que nit ñi li may wax ne nit ñi ñooy gën a wér dëgg la ñu négliger ko mun na indi musiba bu jéggi dayoo yéen a ngi gis am na réew yoo xam ne gis ngeen lu xew Italie kaa yaa ngi gën a bëri gis ngeen ñaata nit ñoo fa faatu waaw gis nga école yi tëj am na réew yoo xam ne julli ji jumaa si léegi tere nañ ko yéen a ngi gis Kaaba ga liñ si wax am na rencontre internationale yu ñu annulé même Dakar am na bu waroon am avril annulé nañ ko donc y a que quelques rares pays ñooy nangooti léegi yenn rassemblement yu ngand parce que dañu am moyen man waroon naa dem benn conférence États-Unis bu am solo bu rëy ak yu bëri ba faroon lijjanti ay projet de recherche ak lépp fomm naa ndax situation bi nu mu demee nii mais américain ñoom fommuñ ko 4000 personnes ñoo fay daje mais dañu am moyen
donc dinañ def des moyens extraordinaires pour que ñooñu di dem ci conférence mooy conférence bu gën a rëy ci affaire yu VIH dañ jël moyens yoo xam ne xëy na problème du fa am wala suy am du yegg yenn niveau yi mais loolu du ñëpp a ko mun même pays européens am na ñoo xam ne plus de 1500 dañ na doon. waaw instant bi sa France loolu la parce que dañ fa interdire rassemblement de plus de 1000 personnes. voilà donc yaa ngi gis moo tax ñu nit bu ñu jàpp ci li ñuy wax ne feebar bi li mu ëpp nit ki day wér ñu ne léegi ñun dañuy def lu ñu neex duñ jël les mesures d'hygiène wala nit ñi di dajaloo ci ay jotaay yi nga xam ne des centaines de milliers de personnes ak loolu parce que su fekkee dem nañ ci loolu nombre bi soo ne 1% ci 1000 1% ñaata 1 million 1% ñaata la 10 millions 1% ñaata xam nga pourcentage lu mu tuuti tuuti su bëree ñi feebar ñiy loru dafay bëri xaw ma ndax yaa ngi dégg li ma wax donc il faut ñu tenir compte ci dénominateur bi moo tax buñ négliger feebar bi te suñ defee li ñu war a def it dinañ gis résultat bi gis nga Chine léegi ñoom décès yi léegi yu ci ëpp feneen nga koy dégg nouveau cas yi il y a beaucoup plus de nouveaux cas 10 fois plus de nouveaux cas à l'extérieur de la Chine qu'à l'intérieur de la Chine les décès aussi à l'extérieur la gën a bëri parce que contrôler nañ affaire bi actuellement donc ça veut dire que action yi ñuy wax de santé publique suñ ko defee mun nañ contrôler feebar bi mun na sa dellu gannaaw loolu mën a am résultat bu rëy a rëy donc buñ jaawalee ñun dañuy wax li am duñu li ñuy wax même su dalalee xelu nit ñi alhamdulilah bëgg nañ xelu nit ñi dal mais dafay basé wu si dëgg waaw waaye nag dëgg boobu buñ ko jëlee d'un côté ne ah oui comme li muy rey bëriwul léegi nag mun nañ def ndaje yu ñu neex mun nañ comporter nu ñu neex loolu il faut message boobu bëgg naa mu leer. waaw surtout mesure de prévention yi nga xamante ne ministère moo ko daal di digle dañu xaw a seetlu Sénégalais dañ ko xaw a négliger xëy na yow en tant que technicien di yëngu si loolu mun nga si dellu si waat ngir gën a ñaax ñi ñu gën a bàyyi xel si règle d'hygiène yi nga xamante ne war nañ ko mën a adopter. waaw règle d'hygiène yi vraiment su ma jëlee suñu contexte fii parce que jarul mooy wax règle d'hygiène yi nga xam ne xëy na ëppul solo fii. règle d'hygiène bëri na waaye bi si jiitu daal mooy set du leneen set surtout si sa loxo xam nga loxo yu tilim du coronavirus rek moo si risque bi feebar yu bëri mooy risque bi donc nit ki war nga raxas sa loxo saa yoo amee occasion boo xam ne war nga ko def balaa ngaa lekk soo de jógee toilette soo ñibbisee sa kër yooyu yëpp ay circonstances la yoo xam ne da nga war a raxas sa loxo donc raxas sa loxo parce que coronavirus bi aussi bu ñu fàtte dafay am soo demee su nit ki demee wanag daf koy génnee su ko amee day génnee foofu aussi donc c'est pas uniquement parce que nit ki saq nga sa loxo rek nga war a raxas sa loxo donc yi ñu doon wax occasion yi ñu doon wax nit ñi su amee dañoo war a raxas seen loxo balaa ngaa lekk nga raxas sa loxo soo demee toilette nga raxas sa loxo soo ñibbisee sa kër nga raxas sa loxo et cetera donc loxo yu set loolu c'est important. Deuxièmement su fekkee nit ki yaa ngi saqat da nga war a toujours ub sa gémmiñ soit ak sa loxo pas paume de la main ak sa loxo li gën a nag du loolu sax mooy mouchoir jetable yi soo ko defee ba pare nga jël mouchoir bi sànni ko si poubelle bi leneen li mooy ku feebar moytu ko bul jege ku feebar c'est-à-dire koo xam mu ngi saqat di tisooli bu ko jege parce que à plus d'1 mètre presque si cas bi li ñu xamagum pour l'instant tu es pratiquement protégé mais soo ko jegee à moins d'1 mètre loolu mun na la wàll parce que en général wàll yu bëri ñu gis si saqat bi la wala si tisooli bi loolu la le reste mun na nekk mais c'est rare par exemple soo taxee nit di wax ak moom face à face pendant 5 minutes moom moo bokk ak risque benn saqat donc tey yow nga dajeeg nit ku am coronavirus nii daje ngeen nii rek mu jàll kooku am benn risque mu wàll la parce que pour feebar bi mun a juddu sa yaram day fekk mu dugal lu bëri si sa yaram kon romb bi nga ko romb noonu rek même soo amoon tuuti lu mu dugal sa yaram yow doo feebar waaw yow doo feebar mais ku jàkkaarloo nit ki di waxam pendant 5 minutes moo tax ñu naan contact étroit et prolongé risque la même su nit ki saqatul wala lu demee noonu objet yi lu tax objet yi aussi war a set tey nit ki ku am coronavirus taqal fenn ak virus bi yow nga ñëw laal loolu ba pare laal sa kanam da ngay wàll sa bopp donc ça c'est une transmission aussi indirecte donc mun nga am transmission directe boo xam ne si malade bi lay jóge am boo xam ne nag à travers les objets lay jóge loolu yëpp ñu ngi ñëwaat si mbiru set bi rek donc set daal mooy l'arme la plus efficace pour l'instant en attendant que ñu am vaccin bi nag amaguñ ko. d'accord professeur balaa ñoo jeexal dama bëggoon xam nit koo xamante ne amoon na coronavirus mu wér est-ce que dafay am séquelles yu mu bàyyi si moom. loolu yëpp teel na wax ko
xamaguñ parce que xamaguñ. parce que feebar bi yàggul la commencé mais dinañ ko xami parce que gis nga feebaru Ebola xamuñu woon dina am séquelle il a fallu longtemps ñu doog a xam ne mun na am séquelle mais xamuñ ko woon avant xamuñ woon ne Ebola dina wàllaate si sëy après lañ ko doog a xam feebar yi am na yu bëri yoo xam ne pour l'instant xamaguñ ko bon mais dinañ si xami dara mais yaakaaruma pour l'instant que mu am fu ñu décrire dans le monde séquelle gisaguñ ko c'est pas décrit si plus de 100 000 cas décrire raguñ benn yoon ay séquelles. mais am na loo xamante tamit ñu ngi koy lam-laamee ñu ne bu ñu jëlee continent bu mel ne Afrique facteur climatique yi dafay néewal doole coronavirus est-ce que yaakaar nga ne loolu dëgg la. loolu yëpp xamaguñ si dara ay supposition rek lay nit ñi di def te balaa nga wax saisonnalité maladie bi mooy mu def 1 an maladie baa ngi doog a ñëw xam nga mel ni grippe xam nañ ni grippe am na saison yoo xam ne foofu lay gën a sonal nit donc jarul ñuy wax loo xam ne xamaguñ ko ñun duñu wax si foog naa ñun en tant que scientifique lépp lu ñuy wax dañ ko war a basé wu si ay preuve xamaguñ. waaw dañ naan naaj bi mélanine nag ay laaj ak. lu ne la ñuy wax ay laaj kenn prouvé gu laaj c'est efficace amul benn garab si àdduna pour l'instant boo xam ne étude bi yegg na pour ñu ne lii c'est efficace am na molécule Gilead remdesivir la tudd boo xam ne jàpp nañ ne mun na am efficacité mais ba léegi étude bi parewul man sama bopp bind naa société bi defar garab bi pour mu may ma ay échantillon pour en cas su ma amee yenn cas sévère ma utiliser ko parce que soo amee cas bu sévère boo xam ne risque dund nit ki mu ngi si mun nga am droit nga jël garab googu utiliser ko sur la base des éléments yi ñu am nii mais éléments yi yeggagul foo xam ne mun nañ ko commercialiser di ko utiliser di ko jënd di ko defal malade donc amaguñ lu leer ci côté boobu il faut que nag ñu jël au sérieux feebar bi ñu naan du fi ñëw di def lu ñu neex déedéet loolu moom ay caaxaan la Ebola Afrique centrale rek la doon am ñu ne woon du ñëw fii mais ñëw na fi gis nga musiba bu mu fi def ko kenn xalaatoon dafa bett ñëpp dengue bi ngay dégg avant dañuy wax Asie rek lay nekk mu ñëw fi commencé dañu la jël donc feebar bi aussi buñ nekk fii naan du ñëw Afrique dina màtte ak du màtte loolu yëpp moom jàppal ne day màtte nga def li nga war a def mu bañ laa màtt loolu moo fi am solo. d'accord ñu jeexale ak ñetti malades yi nga xamante ne ñu ngi fii di faju seen état de santé nu mu. alhamdulilah ñu ngi tane bu baax a baax vraiment amul dara loo xam ne gis nañ ko ci ñoom loo xam ne war na tax ñu ragal. am ngeen ci c'est vrai que nag bu baax a baax. c'est vrai que ñi nga xam ne mag lañ am yeneen feebar ak yeneen dinañ gën a prudent ci seen mbir di leen topp ak tout mais moment bi ma lay wax ni amul dara loo xam ne war na tax ñu tiit ci seen i mbir lu ñu war a def yëpp nag ñu ngi koy def muy ci wàllu faj ak lépp comme lu ma la wax médecine ay règles la du loo xalaat ni lu lay inspiré rek nga def lépp dafa am ay règles yu précises li ñuy def fi moom la ñuy def feneen moom la ñuy def feneen donc on n'a pas fait un traitement particulier on a fait un traitement dañoo def traitement en fonction li nga xam ne malaay loolu lañ présenté et puis lépp mu ngi jaar yoon daal lépp mu ngi jaar yoon am na ci yaakaar bu baax a baax et puis amuñ ci benn tiitaange daal. d'accord ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax professeur Moussa Seydi yow mi nga xamante ne yaa ñu dalal fii tey ci ce service des maladies infectieuses et tropicales bu hôpital Fann. jërëjëf maa ngi leen di sant yéen ñëpp waa surtout waa E-Media maa ngi doog a daje ak yéen et puis di rafetlu rek li ngeen di dimbale ci sensibilisation bi su ko jot bi mayoo noonu dinañ gën a. gën a yaatal defe naa yeneen occasion mun na amaat merci beaucoup yéen tamit ñu ngi leen di gërëm ci li ngeen àndoon ak ñun ci ITV di leen jox dig daje file ki fa ay fan.